Pape maa ngi lay fay di jaajëfal Lac Rose TV di leen wax ni seen taxawaay ci askan wi rafet na yéen a ngi nemmeeku askan wi di wane seeni bëgg-bëgg ak di wane seen naqar ci lépp lu xaw ci réew mi kon loolu maa ngi leen ci jaajëfal di leen wax ni nag man docteur Amadou Wade comme ni ko Pape waxee rek man ñàgg laa dëkk comme voilà mais aussi man maay coordonnateur du grand parti dans le département de Rufisque tey jii daal ci gàttal mën nañoo wax ni loolu mooy sama taxawaay fii ci sama dëkk. docteur fan yi ñu gis benn circulaire buy daw ci redécoupage de la région de Dakar tey yow lan mooy sa xalaat ci projet boobu. waaw Pape damay wax rek ni toujours ñun ñii ñu jiite tey jii lenn mooy seen problème mooy lu ñuy def rek seen bopp dong moo tax lu ñuy def maanaam li ñuy def du askan wi la ñuy seet seen li ñuy dund du askan wi la ñuy bëgg li ñu bëgg moo tax ñu koy def dañuy def daal lu ñuy wax xool ci sa jumbux vraiment lépp rek seen jumbux la ñuy xool tey suba ñoom lan lañ ci am lan lañ ci mën a dugal seen poche suba ak ginnaaw suba man daal découpage bi loolu laa ci gisandi ci impression générale te loolu nag dinaa ko gën a tas suñu gënee waxtaan ci ni ñu koy jàngatee dëkk communes yi nekk yu ñu taxawal ni moom la ñu bëgg a def wala moom lañ def ba pare parce que gis nañ ni ñaare ñi ñu jiite lu ñu wax ba pare def nañ ko ba pare léegi dañuy woo rek pour ñu tàccu nag moom xam nga yàgg na ci vraiment gouvernement Macky Sall ak même député yi tàccu la ñuy def assemblée conseil municipal yi aussi tàccu dong la ñuy def defuñu ko leneen. est-ce que jàpp nga ni moment bi ñu indi redécoupage bi moment la bu mu war a ñëw ñuy wax ay élections locales kenn xamagul kañ la nga ñëw indi ay redécoupage jël ay dëkk taf ci ay dëkk ak yooyu est-ce que du indi aussi jafe-jafe ci élections locales yi. moom laa lay wax ni la ñoom seen bopp rek la ñuy xool ndax tey jii boo nee da ngay tas commune ça veut dire que tey jii booy da ngay wutaat carte d'identité yu bees loolu. yow nga ni élection yi opposition bi ni la ñun de dañoo bëgg ñu def ko ci at mi nga lànk ni doo ko def ci at mi nga wax proposé apparemment man sax apparemment lay wax janvier 2022 nga bëgg ci au mois de mai nga bëgg a dugal ni da ngay tas ay dëkk bëgg a wutaat carte d'identité yu bees bëgg loolu yëpp day wane ni rek ñii daal jóge fi sax la ñu bëggul a def moo tax parce que bu ñu ku bëgg organiser élection di nga am condition yi nga koy organiser waaye boo ko bëggul organiser nag da ngay def condition yoo xam ne du mun a am bu fekkee ni da ngay créer dëkk bu bees il faut carte d'identité nit ñi day changer parce que koo indi commune Tivaouane Peulh Niaga maintenant fu muy watee Tivaouane Peulh Niaga il faut nga wutal ko carte d'identité bu bees boo xamante ni Tivaouane Peulh Niaga ci nekk ak bureau de vote am mën naa nekk fa mu dëkk loolu yëpp day wane ni daal damay répéter rek vraiment président Macky Sall ak ministre des collectivités locales muy Omar Gueye seen intérêt dong la ñuy seet mais seetuñu intérêt askan wi moo tax ñu bëgg a indi jafe-jafe yii xamante ni dina taxaw ci fan yii di ñëw ak ci weer yi di ñëw bu soobee Yàlla. yow en tant que conseiller municipal nga bokk ci communauté Tivaouane Peulh Niaga yéen conseillers yi ñu fas yéene leen dajale ngir laaj leen ci seen xalaat yow tey personnellement lan mooy sa xalaat ci lii ñu bëgg a def. man sama xalaat vraiment dama koy jàpp ci ñetti baat mooy première baat bi mooy nit ñi boo leen bëggee defal li ñu bëgg da nga leen di laaj waaye doo defar si yëf ba teg ba mu pare nga ñëw leen laaj leen loolu du amati benn njëriñ. dañu gis ni ci réew yu xamante ni vraiment dañu respecté askan wi bu ñu bëggee def dara dañuy woote ci réew ma nit ñi waxtaan def ay débat nit ñi dégloonte waxtaan ba xamante ni la fay génn dinañu gis ni kat lii mooy xalaat lu ëpp ci nit ñi du ñu dajale conseil yoo xamante ni ñëpp waaw dong la ñuy wax ni leen seen xalaat laaj na bien que xam nañ sax seen xalaat avant ñuy dem conseil ndax li am mooy conseil yëpp ku nekk woo nañ leen sauf ki nga xamante ni moom xalaat nañ ni du ci ànd mooy docteur Amadou Wade moo tax moom kenn du ko woo dañuy xaar ba àjjuma ci midi
ñu indil ko convocation ni ko samedi 10h ñëwal bon xam nga loolu aussi day wane rek ni liggéey du noonu yow bu fekkente ni da nga bëgg nit ñi jox la seen xalaat ci fi ñu la ko war a joxe da nga leen di aussi def ba ñu mën a koo fekk daam man malheureusement ça je le déplore dimanche bii di ñëw samedi bu soobee yàlla man du ma mën a dem ci conseil municipal boobu ndax dama am ngànt loo xamante ni kenn mënu koo fànq at mu jot depuis juróom-benni at maa ngi organiser une consultation médicale gratuite à Jokkul Tëngéej te suba la bu soobee yàlla kon consultation boobu kenn mënu koo fànq kenn mënu koo dàq bu soobee yàlla suba man ci conseil ci consultation boobu laay nekk ndax organisation bi def nañ ko depuis bi koor gi tàmbali ba léegi pare na suba donc moo ci des ñu dajale askan woowu ñu nekk Tëngéej ak Jokkul ak li ko wër pour jàppale leen aussi ci seen wér-gu-yaram moo tax man suba du ma mën a nekk ci conseil boobu wax fa sama xalaat ci conseil yi waaye du tee conseil bu mu mën a waxalit balaa jour ba dinaa la wax ni man de lii laa xalaat kontaan na nag bi nga ma joxee opportunité bi nga jox ma fexe ba mu mën a wax ak askan wi ñoom ñu xam lan laa ci xalaat ak waxtaan ak aussi conseil yi nga xamante ni mën naa leen a wax lu ma xalaat ci découpage bi daal intérêt Macky Sall ak Omar Gueye moo tax ñu def découpage boobu ñu bëgg a def ci commune Tivaouane Peulh Niaga wala Bambilor wala Sangalkam wala Kounoune wala Jaxaay loolu yëpp daal day wane ni on a politiciens yi tey jii jiite Sénégal vraiment seen dama koy répété waat rek seen jumbox dong la ñuy xool foofu dong lañ nekk. mais est-ce que jàppoon ni aussi c'est normal parce que itam découpage bi nga xamante ni suñu maam Ablaye Wade defoon na ko c'était un découpage politique. waaw d'accord naa ci mën naa un découpage politique boobu Ablaye Wade defoon na ko d'accord naa ci waaye dama la ni la loolu du yëfu askan wi bu ko Ablaye Wade defee baaxul lu tax keneen ñëw def lu baaxul man dama ni nañu def loo xamante ni askan wi moom la ñu bëgg du politique mooy benn politicien rek mooy seet ju mu xam ni lii laa bëgg ñu def ko. dama bëgg Sénégal gii nu bëgg a tabax suba ak ginnaaw suba mu doon Sénégalu askan wi ak noonu bañ a doon Sénégalu politicien moom seen yëpp seen jumbux dong la ñuy xool comme jumbux bi danga la ñuy xool nañu fexe askan wi nag ñu yee leen ñu xam ni suñu bëggee seen réew soppeeku suñu bëggee suñu commune soppeeku ñoom ñooy jóg àndandoo xalaat bi nga xam ne moo gën ci ñoom bu élection ñëwee nag ñu am fayda ju mat sëkk ànd ak jiital ñoo xamante ni tey jii suba ginnaaw suba lii askan yu bëgg ci la ñuy xëy ci la ñuy gon. mais est-ce que jàpp aussi que ni découpage bi dina tax équilibre am ci commune yi parce que tey boo ñëwee fu mel ni Bambilor li mu jëloon dafa xaw a bari tey lu mel ni côté Kër Ndiaye Lo di jéggi Sangalkam dem ba Bambilor loolu aussi problème la woon. waaw mais di ko li ma la wax découpage yi li ñuy def dañuy def découpage politique ku ne politicien bi noonu jumbu xam lay xool moo tax muy def loolu waaye dama ne la ñun dañoo bëgg loolu jeex Sénégal dañoo bëgg ñuy créer dëkk yoo xamante ni nit ñi ñoo bëgg a dëkk ñoo bokk li ñu bëgg di ko wax di ko def ànd ca waaye xam nga ni boo ne da ngay créer Sangalkam dëkk bi nga xamante ni moo gën a tuuti ci commune boobu ñu créer moo fa gën a tuuti ci nit moo fa gën a tuuti ci yaatuwaay ñu wëlbatiku tegal ka dëkk yoo xamante ni ñoo ko mag ci juddu fuuf ñoo ko mag ci population ñoo ko mag ci yaatuwaay nga ni ñooñu léegi nañu bootu ci kooku loolu est-ce que loolu la askanu waa Kër Ndiaye Lo bëgg est-ce que loolu la askanu waa Kounoune bëgg est-ce que laaj nañ leen ko kenn laaju leen ko lu ñuy def rek mooy lii man laa bëgg moom laay def mooy li ma la wax rek jumbu xam la ñuy xool pour suba ginnaaw suba ndax xalaat nañ ni ñoom 2024 kat dañ fi jóge mu neex leen ak mu naqadi leen léegi nag président collectivité ministre des collectivités territoriales di Omar Gueye mu ni naa tabax Sangalkam gu mag a mag pour suba ginnaaw suba ma mun a continuer di dund ci askan wi et non liggéeyal askan wi. tey naka nga gisee commune Jaxaay bi nga xamante ni moom non seulement du wax sax ay rattaché mais dañ koo tas jël lu mel ni Daaru Cubb yóbbu ko Sangalkam jël lu mel ni Niakorab taf ko ci commune Tivaouane Peulh Niaga jël lu mel ni Jaxaay ak yooyu yóbbu leen feneen tey maire boobu ñu faloon tey lan ana njariñu falam loo xamante ni askan bi moo ko fa tegoon. mais dama ni la
Alaaji jàppataal rek li may répété waat ni la gaañ yi dañuy defar li ñoom li ñu bëgg ñoom politique Omar Gueye loolu la bëgg léegi maire ba ñu faloon bu moo ko faloon léegi nag dindi ko teg fa keneen noonu la ñuy doxee mooy li ma bëgg ci tey jii loolu laay def bu subaa ma seet li ma bëgg ma defaat ko bu fekkee nag askan wi moo la fal loolu duñ ko mën moo tax ma ni la nañu fexe ba askan wi di ànd ak ñi nga xamante ni lii la ñu bëgg ñu def ko su ko defee suba ak ginnaaw suba du ñu def ay découpage administratif bi di ko yoo xamante ni pour yaa ma neex rek la ndax li ñuy def tey bu subaa keneen mën na koo dindi ça veut dire chaque jour mu ngi tàmbali tabax bi kañ lay yegg mën ngaa def tabax boo xam ne chaque jour nga gas fondation kañ lay egg du yegg mukk lii la ñu bëggal Afrique en fait ñi ñu jiite lii la ñu bëggal Afrique ñi jiite tey Afrique bëgguñu Afrique dem kanam moo tax lépp lu ñuy def dañuy commencé waat rek ba kañ nañu moytu nit yi nañu fexe ba nit ñi soppi seen doxalin ci pousse politicien nga xamante ni wax dëgg tey jii ñooy wax suñu réew yi mënul dem fenn ndax chaque jour lu projet boo ëddi projet sa poche dong la du projet askan bi man daal loolu laa gis ci découpage bi muy commune Tivaouane Peulh Niaga ak commune Jaxaay ak commune Bambilor commune Sangalkam loolu yëpp volonté benn nit kese la mooy Omar Gueye l'actuel ministre des collectivités territoriales pour fexe suba ginnaaw suba mu mën a dund ci alalu askan wi bi nekk commune bi muy bëgg a créer suba ginnaaw suba. mais est-ce que jàppoo ni tey président ku ñu war a féliciter la ku ñu war a remercier la parce que ci campagne am promesse la boo xamante ni tëriñoon na ko li nga xamante ni mooy askanu 4C yi que ni bés bu faloo moom li nga xamante ni injustice la te jàpp nañ ni injustice la moom dina ko defaraat tey moom loolu la ñëw defar. mais dama ni la kenn du répondre injustice par injustice loolu kenn xamul lan la du injustice kenn du ko réparer ak injustice. kon yow da nga jàpp ni li mu def nii injustice. injustice kese la boo demee laaj nga Tivaouane ba waa Jaxaay lu ñu xalaat ci loolu laaj nga waa Bambilor lu ñu xalaat ci loolu laaj nga waa Kunun lu ñu xalaat ci loolu wala laaj nga waa Bambilor Kër Ndiaye loolu lu ñu xalaat kenn laaju leen benn nit mooy toog xool waxtaan ak gaayam daal di defar. woo conseil yi majorité ba de toute façon noonu la conseil municipal yëpp ñi nekk fi yëpp majorité bi ñoom la maanaam que politique dong la du leneen amul benn aspect boo xamante ni da ciy gis ni askan wi da cee gis boppam wala suba ginnaaw suba surtout ay jafe-jafe dong ndax bu dee ñàkk rob la dañ leen defaraat ay këyit bu dee Bambilor la dañ defaraat ay këyit waa Kunun dañ leen defaraat ay këyit donc lan moo ko jar lu dul fexe rek benn waaye suba mu mun a am benn place bu gën a yaatu loolu kese mooy projet bi. mais tey yow est-ce que jàppoon ni yéen conseils yi am ngeen ci part de responsabilité parce que yéen a yor baatu askan bi te yéen lañuy woo. lu mel ni suba wala gannaaw suba ngir ngeen joxe ci seen xalaat. waaw mais xam nga loolu aussi dama ci sama réponse dafa simple ndax baatu askan wi bu nu ko yoree ci ni nu ko amee moo doy waar. xam nga politique Sénégal tey jii dafa dekk politique boo xamante ni lu ci ëpp politique gu biir dong la léegi bu fekkente ni élection da ngay defar liste boo xamante ni waa ji presque da ngay signé ni lu mu wax nga ni waaw pour ñu dugal la ci bu suba ak ginnaaw suba lu mu wax nga ni waaw kon askan wi dañoo fal ñu warul woon a fal ñun commune Tivaouane Peulh Niaga dañoo fal liste Macky Sall ki ñu fal nag mooy le maire mooy Papi Diop bi ñu ko falee bi ñuy wateeg moom mu jënd conseil yëpp ñi ci ëpp ñu fal ko kon boog li ñooñu bëgg rek lay wax conseil li ñooñu moom li ñu bëgg lay wax jàppal daal ni Pape bu ñu bëggee soppi bu ñu bëggee changer doxalinu Sénégal danger doxalinu suñu réew il faut ñu nangu ni waruñoo fal koo xamante ni boppam dong ka tax a taw saa bu ñuy fal loolu chaque jour dañu am déception ci ñi ñu fal. mais docteur est-ce que jàppoon ni li ngay wax ni aussi waxu opposition la parce que ci opposition nga bokk te booy xool conseil municipal nga ci communauté Tivaouane Peulh Niaga mais bari na ay réunion conseil yoo xam ne ñun dañ koy assister te mosuñu la fa gis. tey jii sax am naa njàqare tuuti bi ma gisee ni jox nañ la convocation. oui mais déet loolu yomb na. est-ce que du sa démission aussi. déedéet démissionné wu ma xam nga lu tax vraiment dem bi jafe ci man
dem au départ doon naa dem tous les conseils dama doon dem parce que aussi booba dama actif aussi booba retraité gu ma léegi di dem conseil vraiment di jël une journée di dem conseil bu fekkee ni damay dem sama bureau damay presque lay pour dem bu may def loolu buñ ñu convoqué 10 heures maire bi toog ba midi et demi mu ñëw bu ñëwee midi et demi commencé bu ñu ko amee conseil mu daal di joxe ordre du jour bi débat presque du am ñu talal loxo voté 56 conseils 1 contre 55 participation bon def naa ko ay ñeenti yoon ma ni lii daal gisuma njëriñam ci man lu may dund rek laay dund lu ma gisu sama njëriñ gisuma njëriñ ci man gisuma lu ma fay jëriñ aussi ñaareel ba convocation yi bu ñu la koy jox dañ la ko war a jox lu jiitu waaye convocation chaque fois dañ lay woo tey suba mais man tëddu may nelaw rek damay xëy di gont dama nekk ci service su nit booba munuma chaque jour ñu convoqué ma la veille yenn yi sax après lañ koy indi conseil enveloppe bi conseil yu bëri après lay jot convocation yenn yi dañ may xool ba tey ci guddi ñu indi ko sama kër ni ma suba la conseil mais quand même loi bi waxul loolu quand même loi bi dafa wax ni au moins di nga bàyyi nit ki 48 heures 72 heures mu organiser wu surtout nit ñi nga xamante ni dañoo am xëy di defi dara waaye nag bu fekkente ni yow ci conseil donc nga yaakaar pour am dara buñ la wooyu minuit sax nga dem loolu mooy coow li de loolu tax sama conseil dem fa yobbul bii wax dëgg tey lañ ma jox conseil convocation bi ni ma subal waaye man am na activité bu ma organiser depuis 1 mois Tëngéej boo xamante ni man maa koy organiser depuis 6 ans subaa ci des quand même il faut pas nit yi aussi wax ni non loolu mënu nekk suba du ma fa mën a nekk à cause de ça. conseil municipal ay caaxaan doo nga fa am li ci ëpp ay waxtaan amu fa de li fa am mooy gars yi dañuy wax ba pare ci biti doog a ñëw bu ñu fal bureau conseil municipal bii fekk na ma fa bureau bi fal nañ ko avant ñu ñëw mais looloo am foofu xam nga nag il faut ñu nangu ni ñii fi jiite mooy maire bii ñu jiite di Papi Diop nit ñi intéressé wuñu ko boppam ma ko intéressé loolu la mos a doxal loolu lay defar Omar Gueye pareil président Macky Sall pareil c'est pas le Sénégal qui l'intéresse c'est la France qui l'intéresse tous les projets sénégalais France lañ ko yóbbu tous les biens du Sénégal sont en France lépp lu am solo Sénégal France ko yor kon ko damay jàpp ni rek Sénégal daal la ñuy waxal ni il faut que ñu fal ñoo xamante ni suba ginnaaw suba dañuy caamu askan wi mais duñu nekk ñoo xamante ni dañuy dund ci askan wi. tey ban xalaat nga am ci Kër Massar gi nga xamante ni moom la ñu bëgg a def département. mais man lu may wax rek mooy man débat Kër Massar bi man vraiment gisuma débat public Kër Massar nit ñi waxtaan ci ni ñoom dañoo bëgg a nekk département xëy na mun naa nekk xëy na amul mais gisuma ko lu may jàpp rek mooy nii boo nee département Kër Massar kese Yëmbal moo mag Kër Massar fuuf Malika moo mag Kër Massar fuuf te man dégg naa ci rajo yi dégg naa ci télé yi Yëmbal di réclamer département Malika di réclamer département mais fan lañ jëm mënuñu dagg tëngee Sénégal nag ay daggit yoo xamante ni amul benn solo ci nit ñi du loolu mooy avancer nit ñi li leen di avancer du créer ay palace yoo xamante ni pour yenn nit dund kese la nit ñi du loolu moo leen xalaat mooy seen bëgg-bëgg nit ñi da ngay xalaat suba ginnaaw suba lan moo mën a tax ñi ñu fal suba ginnaaw suba man leen a jege te jege leen jege boo xamante ni da leen di jàppale seen i jafe-jafe waaye du tey jii ñoom li ñu natt. mais tey est-ce que jàppoo ni aussi Kër Massar nekk département arrangement la ci commune Tivaouane Peulh Niaga parce que booy xool ci wàllu dem ak dikk tey ñun ñu ngi bokk ci département Tëngéej mais ci wàllu dem ak dikk booy xool ñun ñu dem Kër Massar moo ñu gën a yomb tey ñu dem fi nga xamante ni mooy Tëngéej te bari na ci population bi ñoo xam ne tey boo leen laajee ñoom dañ lay wax pour ñu bokk ci département Kër Massar ñoom moom la ñu gën a bëgg que ñu bokk ci département Tëngéej. mais bokk ci département lan lay yokk ak la mu lay wàññi loolu est-ce que question bu posé nga ko nit ñi. mais am na ñu bari ñoo xam ne nee nañ bu ñu bokkee ci département Kër Massar yàlla mën na def ñu am fa ay ndombay tànk parce que Tëngéej amuñu fa dara. parce que faluñu fa dara dañoo gañewul dara
gagné wuñu fa dara moo tax falu ñun xam nga ndomb ak tànk du lu tu pour nit ki nañu vraiment delloo si yëf yi ci li mu war a doon xam nga nit ñi dañu gis ni politique pour waa ji ñuy fal moom la moo tax toujours lan lañ may def rek lañ wax lan lay doon mais bu dee loolu amul benn njëriñ nga nekk Kër Massar nga nekk Pikine Tëngéej ñoo yem lii lay jox moom lañ lay jox kon boog jàppal ni tey jii vraiment suñu bëggee soppi doxalin bi il faut ñu fàtte loolu nit ki da wool mbedd mi defal sondage ni ka bokk département Tëngéej lan la lay ga jëriñ laaj ko wala nga dem nga ni ko bokk département Kër Massar lu mu lay jëriñ bu boobaa di nga gis ni kat nit ñi sax xamuñu luy loolu parce que ñi ñu fal dong ñooy nekk conseil départemental di fayeeku di yor oto di voilà mais qu'est-ce que lan la ñuy indil dara lii moo am tey ci suñu réew loolu nag la ñu war a soppi yëf yi du bokk naa par contre ñun dañuy gis ni fu mel ni ñàgg nit di tey jii économie bi Kër Massar la gën a féete ci déplacement Kër Massar la gën a féete ci lépp ci Kër Massar la gën a fekk parce que nag man am naa quelque at gis naa ni bu njëkkoon ñàgg Tëngéej lañ doon duggee Tëngéej lañ doon defee suñu commerce waaye Kër Massar comme dëkk bu bees la bi mu ñëwee màggaayam doon màggaay bu gaaw bu yaatu léegi nag suñu wàllu bi ñun tey jii dem Kër Massar moo ñu gën a jege parce que Kër Massar ñàgg c'est à peu près une dizaine de kilomètres pas plus kon yomb na trop nga dem fa tali am nay oto am na bus boo xam ne direct la ñàgg lay jógee ba foofu am na tata yuy dem ba foofu loolu lu ñuy créer la mais bu ñu ko créé wul fenn du am xam nga circulation du distance yoon la ak moyen de locomotion loolu mooy circulation waaye du distance tey jii boo dem Touba yomb na lu tax parce que dafa am tali loolu moom il faut nit ñi vraiment soppali seen xalaat ni ñuy gisee suba ak ginnaaw suba mooy tey jii ñuy wax Kër Massar lañ bokk Tëngéej lañ bokk mu ngi am solo rek mooy ñun lan la ñun askan wi lan la ñuy indil pas kañ ndombay tànkam lan la ngay indil. suñu question bu mujj d'après li xew nii yëpp d'après li ñu bëgg a def nii yëpp maanaam sax buñ ko deful ba pare lan moo ciy njariñu askan bi. loolu laa la wax ni la tous askan bi tous xam nga ñu ci coowa conseil yi dinañu ko convoqué nag conseil yi Jaxaay ñu yuuxu conseil yu Tivaouane Peulh ñu yuuxu conseil yu Bambilor ñu yuuxu conseil Sangalkam ñu yuuxu conseil yëpp yuuxu ba pare ñu dajale yóbbu ni conseil yi d'accord nañ parce que conseil yi moom d'accord nañ jarul sax bu dee loolu jarul sax ñu réunion. mais conseil yi naka lañ d'accord te réunion buñ. réunion bi suba la toog lan yow tamit non xam nañ yëf yi ni muy demee yow tamit yàgg nañ fii dañ fay yàgg dañ fay xam dara xam nañ ni muy demee dañu am maire boo xamante ni corrupteur la. c'est vraiment un corrupteur léegi nag lépp dañ koy ficeler avant ñuy toog buñ toogee sànni tàccu rek lay doon. comme d'habitude. kon daal jàpp nga ni lii du débat daal. non du débat ci conseil municipal ba du débat xam nga débat bi fan la waroon nekk ci askan wi. askan wi de moom suñu jógoon waxtaan ak jëw ni ñoom lan mooy seen njariñ ci yëf yi loolu laa nangu débat waaye du conseil bi moom c'est déjà fait. c'est déjà fait parce que da ngay dégg sax nit ñi la ñoom yëguñu ko woon te fekk yëg nañ ko bu yàgg de. démb kenn woo na ma ci waaye nag dama lay wan ni la rek vraiment Sénégal nit ñi politique daal surtout fii ci suñu commune surtout maire bi ni mu bëgg a doxaleeg nit ñi vraiment comme loolu la rek mooy ganaar ak gerte bu soxlaa la jox la gerte bu bare jeex na ci yow.